Pape Maguette Gueye jërëjëf mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen rajo télévision bu Walfadjri dale nag jàmm ci seen émission sortie nag comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi di toog di dalalaat koo xam ne toogoon nañ waxtaan ak moom yàggul dara waaye nag ndem actualité moo ko laaj faaw ñu toogaat ak moom ngir dikkaat ci lépp loo xam ne moo xew ci jamono kookee nag comme ni leen ko Pape Maguette présenté di El Hadj Amar Lo nekk maire bu Sagata Guet waaye itam jiite parti bi di am na ñooy soutenir candidature u Cheikh Hadjibou Soumaré ci élection présidentielle bu 2019 El Hadj Amar Lo maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo suñu auditeur ak téléspectateur. Ndeye Fatou maa ngi lay nuyu di la ziar mbokk yi nga àndal ci liggéey bu am solo bi di ziar Walfadjri ak mbokk yoo fa nekk yëpp di nuyu ñi ma ci jiital toujours mooy sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Sagata Guet waaw di leen bàyyi xel bu baax a baax di leen ziyaare arrondissement bi yëpp le département de Kébémer particulièrement mais aussi di nuyu Sénégalais yëpp yi nga xam ne ñoom ñuy déglu te tey jii li nga junj ci ñaari présentation yi di lu am solo ngir ñoom et surtout la candidature de Hadjibou Soumaré candidature Hadjibou Soumaré moom dañ ko waxtaanee moom waaye balaa booba yow da nga di maire en tant que maire nag am na benn situation bu am ci dëkk bi nga ne muy Dakar maire capitale bi nekk ca prison ba war a jàppale askanu Dakaru waaye lépp ca toogaayu ci biir kaso ba rek la ko mënee dend ak beneen maire bu ñu maire Mermoz comme Barthélémy Diaz ñaari maire yooyu muy Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz di say naataango ay ak collègue maire seen toogaay ci kaso ba noo ko gisee waaw dama jàpp ne prison moom du tooguwaayu maire te amul benn maire bu nga xam ne si tey apprécier nga wala nga am lu la neex ñu ne la sa collègue bu maire ci ak fu mu mën di doon ci Sénégal mu ngi ci prison ba tax na lépp lu muy liggéey ay secrétaire am ñoo koy yóbbu pour mu di ko mën ndax maire dañ ko def dafa nekk ku nga xam ne di am brassage di jege ñi nga xam ne ñooy population yi di waxtaan ak ñoom di xam seen soxla mu di ko faj foofu lañ doon xaar maire mais pas dans la prison loolu moom am nañ ci naqar lool te di leen ñaanal yàlla def ñu génn ak jàmm ak salaam. yéen ñi bokk ci association des maires du Sénégal amul yenn jéego yu ngeen yëkkati dox ko ngir ñooñee seen jafe-jafe ci wàllu yoon mu mën leen teggeeku. waaw amul ñun ci association des maires du Sénégal lañ bokk waaye direction bi nag moom yoruñu ko parce que direction bi ci ay jamono bañ koy fal ñun dañu contesté woon niñ ko doon fale ak ki nga xam ne moom lañ ko doon fal parce que dañu gëmoon ne jàppoon ne li ñu soxla ci taxawaayu association bi profilu ñi nga xam ne ñoom lañ ko doon dox nekkul woon tey jii on constate que après 4 ans après bu ñu élire bureau bu bees bi que ne maire yi moom gisuñu seen bopp ci ñi nga xam ne noonu la AMS di doxee déet AMS mi nga xam ne dañoo retapé barki dem boo jaay seen bâtiment bi ñoom ak waa Eiffage ñuy la ku nekk di ragg sa ginnaaw morom ñuy taggante foofu maire yi taxaw Aliou Sall jiite ko xanaa yow bokkoo ci woon. déedéet man bokkuma ci te xam naa ne maire yu bari bokkuñu ci. loolu lu muy tekki. lu muy tekki moom moo ne maire yi gisuñu seen bopp ci ni AMS di doxee. waaw. dañ ko def clan wu par parloo. xawma clan xawma par parloo waaye li ñu doon xaar ci association des maires. maires yi. ci taxaw collectivité territoriale yi bari na lu bari lu des. mais bu ñu réfectionné seen bâtiment bi mun nga am gan yóbbu ko foofu yow en tant que maire. dëgg bâtiment boobu màggetoon doon waaj a daanu. waaye dëgg nag xam nga man jàpp naa ne jàppale ma ba ma mën a dimbali jàppale population Sagata Guet won ma ay yoon ak ay piste moo ma amul pour solo ci jënd peinture di peinturaat ab bâtiment. waaw yéen ñi tombé acte 3 de la décentralisation ak seen doxalinu maire yi ndax gàllankoor yi tey la gën a bëri wala fi mu toll nii affaire yi jàppandi na. acte 3 de la décentralisation daal li ma la wax moo ma ci mën a wax mooy. tur yi ñoo soppeeku tur yi. waaye jikko ji moom soppeeku xopp ñu mel ne muus ba mu demee màkk ñu wax ne jinax ne ko kaay ziyaare si mu ne ndax dem màkk dina soppi jikko waaye fii moom tur yi de soppeeku na ñu nekkoon ay président communauté rurale ñu tudde leen ay maire waaye jikko jeeg man ji ak la ñu doon xaar ci maire yi ak coppeek goñ ci doon xaar moom di ko gut ndax dafa réforme bi dafa amoon lu ko sooke mooy lan moom moo di ne compétence yi nga xam ne moom lañ joxoon maire yi compétence yooyu la maire yi demoon ak collectivité locale yi yëgoon ba ñu yëg ne compétence yi tolloowul ak li ñu leen jox ci ay moyens
ñu indi ay réformes yaakaaroon ne réforme yooyu bu ñëwee dina apporter ay solutions ci loolu waaye dara soppikuwul lu bari de soppikuwul. ah mais tey am ngeen seen autonomie en tant que commune xanaa. waaw am seen sañ-sañu bopp. waaw ci wàllu doole waaye aussi ci wàllu koppar. waaw mais am sa sañ-sañu bopp ak sa doole bopp moi je connais des communes yi nga xam ne amuñu benn recette amuñu marché. amuñu dara benn recette bu nga xam ne moom la ñuy dugal mais kooku su fekkee ne dafa bëgg a dund rek ci fonds de dotation yoo xam ne dañ ko orienté pour mu war di fay ay salaire wala ay subvention yoo xam ne foo dañuy orienté fond loolu jëm mais maire boobu kañ lay exécuter quelque chose kañ lay def loo xam ne si dina satisfaire les populations. C'est ça le vrai problème. On nous a donné des compétences te kenn joxuñu li nga xam ne mooy moyens yi nga xam ne mooy tax ñu mën a taxawu compétences yooyu. Et pourquoi? Parce que tout simplement li ko war a exister dañ ko concentrer au niveau des ministères et je crois que bëgguma ci dégg parce que excès guñu ci. Le président Hadjibou Soumaré dans son discours il a parlé de ça. que ne loolu ñu concentré ci ay doole ak ay financement ci biir ministères yi dañ ko war a génne ci ministères yi jox ko collectivité locales yi. su ko defee ñu mën a exécuter les programmes à la base. ministère yi la ministre collectivité locale ngay wax waaye yeneen yi ndax am nañu lenn lu ñuy teqatal ci liggéey. bu ma nee compétence transférée dañuy wax ne éducation am na ci compétence yu ñu transféré yóbbu ci commune yi. mais su ma la waxoon montant yi ñuy transféré pour ñu war cee taxawu njàng ma c'est dérisoire. La santé la même chose. Planification la même chose ak yeneen loolu mooy compétence yi ñu transféré. ça n'a rien à voir avec le ministère. mais c'est des compétences yoo xam ne dañ ko jox communes yi ne leen na ngeen ko taxawu mais compétences yooyu ñu leen taxawuloo kenn joxul leen ay moyens yu tolloog ñu mën a taxawu loolu. loolu mooy problème bi. loolu mooy problème bi. beneen problème bu am ci réew mi ñu koy waxtaanee muy wàllu yoon. gis nañu dossier judiciaire yi te nga xam ne politique da cee làmboo ñaari at yi yëpp moom la ñuy waxtaanee. kenn sax ci parlementaires yi di honorable député Cheikh Bamba Dièye yëkk ci ay kàddu ñaawlu ak a métti lu comportement ñenn ci ay magistrats am na ñu jóg bëgg a dal ci kawam kàddu yooyu mu yëkkati jëmale ko ci ñenn ci ay magistrats parce que waxul ñëpp ñenn ci ay magistrats yu mu jàpp ne dañ leen korom maanaam guerre dafa laxasu ci seen liggéey ndax mën nga kaa confirmer. waaw xam nga droit ak justice objectif am mooy ñu appliquer ko ci ñëpp ndax bu ñu koy xalaat di ko tëgg dafa am ay critères yu ñuy wax ne une bonne loi ci critères yii la war a tege. sympathie wala impartialité bokk na ci li nga xam ne mooy ayib yi nga xam ne droit da koy am en tant que texte mais ci pratique bi aussi fa la gën a bone. moo tax ma jàpp ne justice dafa war a observer yemale ñëpp. li nga xam ne si daal loi bi texte yi daf koy tere ki ko def bu àndeek man wala mu ñàkk ànd ak manit du tee li nga xam ne si moom la loi bi wax ñu war koo tëral loolu léegi nag su fekkente ne lu mel noonu dafa am wala ñu njort ne loolu mën na am loolu mën naa indi ay jafe-jafe indi ay fëlaxoo ak ay xalaatin yu wute ba tax na wax ju jub mën naa cee am wax ju ñàkk jub mën na ci am waaye cëslaa lay cosaan la moom mooy impartialité bi nga xam ne moom lañu war a observer ba mu bañ a am. bu yoon doxalul liggéeyam ndax du la indil tiitaange en tant que citoyen bu demee ba yoon gis nañu fàng ni liggéeyam des na. waaw bu yoon doxatul liggéey mooy yoon deful yoon te yoon nag bu doxalatul yoon lu nekk mën naa xew. li xew ci réew yépp li taaw ci taal réew yi ci àddina bi yépp mooy injustice. parloo jox nit lu mu méritewul ak xañ nit ak xam. ak traité ko ci façon bu nga xamee ni si méngoowut ak ñi nga xam ne noonu lañu war a traité doomu aadama yii mbir réew mu am bu indiwul jafe-jafe tayit bu subaa dina ko indi moo tax ñu war a moytu yooyu. duñ jógee nag assemblée nationale ndax ñoom ci weeru juillet bi jeexal nañ seen session parlementaire maanaam boucler nañ at gannaaw ba ñu sampee pencum ndaw réew mi muy 13e législature bi balaa sax ñuy xuus avec la complicité de mon génie Seydou Yade damaa bëgg nga ñëwaatal ma ci ñenn député yi nan lañ ñu wanee seen bopp ak nan la ñu liggéeyee atum ren ñu suivre loolu président. Cheikh Mbacké pour 3 minutes.
Assalamu alaikum, monsieur le dictateur, monsieur le ministre de l'Injustice, garde des Sceaux et tailleur de la Constitution. Wakambi manisebi, mante pambi bajo, ule bajo, emite nekan bajo. Comme emite kan bajo, souvent soumis sankeni. Les dispositions de l'article 74 du règlement intérieur. Ce que vous avez dit, c'est pas ce que le règlement intérieur dit. Pourquoi voulez-vous dans cette assemblée qu'on viole notre propre loi? Yéen a taxawoon fii barki démb rek yàggugul taxaw ni kenn du la constitution ne touche pas la constitution tey ngeen taxawaat tey naan nañ toucher constitution bi. C'est ça aujourd'hui que vous le saisissez. Si Macky Sall a peur de l'élection, qu'il le dise aux Sénégalais. S'il sait qu'il n'a rien foutu pendant ces 5 ans, qu'il ait le courage de démissionner et de céder la place à un autre. Réumi du ngeen ko taal. Vous l'avez trouvé comme ça et vous comme ça que vous allez laisser en 2019. Considérons que l'univers, nous considérons que je ne sais pas quoi dire puisque je suis fatigué. Et le Sénégal nous a tout donné et nous allons le démontrer ici. En 27, on a réussi à bloquer pour 30 minutes cette assemblée par des arguments, Perron, hein? Ay capito, par des arguments. Et ensuite, daa gis nga député yi seen yi xeexoo yamalante alinéa man sax mën naa ko alinéa kenn du ko wax maître Aïssata Tall Sall wax naka moroomu député ba dégg nga it Mame Diarra Fam italienne bi nee na leen 30 minutes bloqué nañ assemblée te 29 donc lañ muy ay mbir yoo xam ne xew na ci assemblée nationale bi liggéeyu ñii yow mi nga xam ne sax xam naa ne bokkoon nga si ñi bëggoon a dugg assemblée nationale waaye nag sénégalais yi moom xam nga rek ak ni muy demee ak yooyu noonu tey jii boo doon député yii comportement nan nga koy analyser waaye itam ndax mun nañ kaa xaar ci yow. boo xam nga mbir boo koy analyser da ngay dellu ci source ba coow loolu lépp lan moo ko waral parrainage de bokk na ci. waaw kon parrainage lañu war a seet dama laa wax léegi ne la injustice ak manque d'équité ak parparloo bu fekkente ne mooy cëslaayal loi boobu du mën a am unanimité te loi bu amatul unanimité rek am nañu ci gisul seen bopp te dañ koy bëgg a appliquer ci ñoom je crois que parrainage pose problème parce que c'est une loi bu xam ne si majorité mécanique jàllale na ko mais la majorité des Sénégalais jàpp ma ne approuvé nañ ko je crois que bu ñu ko yóbbu woon référendum yaakaar naa loi boobu du jàll. waaye léegi député yi ak li jot a liggéey ci assemblée nationale boo fa toogoon. di nga def lii wala lu yées lii wala lu gën lii. waaw mais xam nga man dama jàpp ne soo ko defoon lu ma fa nekkoon. waaw dinaa def ci conviction yi ma am par rapport ak situation yi présenté wu à l'Assemblée nationale. et que dama wax léegi ne situation bi présenté wu lii source bi li nga xam ne mooy cëslaay li nga xam ne moo tax lii xew di xew loola lañ waroon a éviter. ndax ku éviter wul loolu itam da nga gis li nga xam ne moom mooy résultat yi ñu indi. dama jàpp ne parrainage man d'accord ma ci. d'accord te jàpp naa ne sénégalais yu bari approuvé wuñ ko. ah léegi nag bu demee ba doon une loi boo nga xam ne wote nañ ko assemblée nationale. pexe yi nga xamee ne si yépp politique yi ak nit ñi am kàddu ci réew mi def nañ ko ngir loolu jóge fi. ah waaye ñu téye ko ah ku weddi gis weddi moom gis bokku ca. bu mën a déggee ngay wax kon yow un an assemblée nationale bi vote loi parrainage nga. ah gisuma fi bu dul loolu day lu jëm ci loolu rek laa fi gis de. loolu ak lu ca aju kese nag. kon kay ñoom benn journée kon lañ leen waroon fay muy keroog 19 avril su ma la déggee ñi un an yi kon waruñ leen woon fay. un an mais da nga yaakaar ne la population sénégalaise bàyyiwuñ xel loolu. xam nga assemblée nationale bii ñu wala bii ñu fii fi nekk nii. ci anam yi ñu ko fale. waxoon naa ci wax naa ne élection législative yi am le 30 juillet du woon lu libre du woon lu transparente
damay wax sax dama benn xarit di ma ree dama ne Sénégalais yi pour ñu demoon voté ji le 30 juillet dañoo meloon ni ñuy jéggi siraat te yowmal xiyaam jotagul. lu tax nga wax loolu. li tax ma wax ko mooy loo xam ne si inscription ba. nit ñi dañuy fanaan ci mbedd yi ba am ñu ca faatu. ñu génnee inscription ba jàll retrait carte yi mu doonaat beneen marathon bu jafe ci Sénégalais yi. ba ñu demee ba war a voté waxuma la tege mais xam sa bureau de vote képp fu mu nekk. moi j'ai un ami bu nga xam ne il vote à Sagata ñu yóbbu ko bureau Marbat à Louga te musta voté Louga il a toujours voté à Sagata donc processus bi yëpp fi mu tàmbalee ba fi mu aboutir metti na jafe na ci Sénégalais yi jafe bu nga xam ne si li muy génne ci ay résultats jàpp ma ne baromètre la boo xam ne si war nañ cee mën a natt la démocratie sénégalaise ma jàpp ne li xewul le 30 juillet démocratie sénégalaise ëpp na loolu. waaw kon coow leeg jafe-jafe bi ñu ngi koy jëlee ci Palin Ba ak jamono ak anam ya nga xamante ne moom la ñu. mais processus la. processus la. fichier électoral ba bu ñuy egsi fii tey lu ñu gis ci ay résultats yoo xam ne assemblée bi reflété na ko. ci ay jafe-jafe ak ay coono rek produit wu processus bi la. war nañoo mën a indi fii c'est-à-dire fi ñu jaar. ba egsi fii war nañoo mën a indi liy xew assemblée nationale. lii la mën a jur. lii rek la mën a jur. loolu leer na ñu jàll ci leneen mu di ñàkkum ndox. Sagata moom war na am ndox ndax Lac de Guiers sorewu fa Kër Momar Sarr mu nga ca biir Ñàmbur Louga waaye Dakar de moom ñàkk na ndox. waaw ñun de Sagata alhamdulilah. ndox moom am na lu fa am d'ailleurs village yi ma dese woon ko si néew pour la commune de Sagata defal naa leen addiction ba ñu ngi naan muy village bu mel ne Mesere ak yeneen jàpp naa ne foofu alhamdulilah. waaye nag ndox moom source de vie la mbir la mu nga xam ne si kenn mënu ko ñàkk ndox moo ëpp importance or. ndax or boo ko takkul di nga dund. mais ndox boo ko amul doo dund. ma jàpp ne nag gouverner c'est prévoir xaar ba mu ne kët ne jond indi ay jafe-jafe ngay joxe ay lay prévoir ba jafe-jafe yooyu du am loolu moo tax ñuy fal nit ñi. waaw bu fekkee dañ laa fal pour nga réfléchir et pour nga prévoir que ne jafe-jafe dina am ci kanam ci waxtu sàngam. nga jël ay matuwaay ba régler loolu bala ñu ca egg mais bu mbir mi egsee ba ne tës ci kaw nit ñi. booba solution mën naa jafe. loolu rek mooy mbir mi. autorité yi nga xam ne comme premier ministre chef du gouvernement bi ñuy ubbi forage yi bërki démb ñuy rafetlu rek lu ñu mën a def rek ba ndox mën a ñëw waaye ci anam yooyu moom joxe woon na fi délai le 20 juillet ne ci la problème bi yëpp di dakk jéggi nañ 20 juillet tey ñoom ci août te taxul problème bi ba léegi ñu ñaa ngi koy dudd. place u moom pic yi mu sànni ex premier ministre Abdoul Mbaye di tontuwanteeg moom ndax xaaroo fa woon ay jéggal de sa part ne maa waxoon le 20 waaye nag yàlla dogalu ko. waaw xam nga kilifa. kenn du ko jubbantee ci mbedd. balaa mu wax wala mu jëf. daa war a jàngat bu baax a baax li muy wax mbaa mu di ko jëf waaye kilifa di wax muy deñ kilifa di jëf ñuy dem ba gis na jëf ju juunu la loolu kilifa war na koy moytu. moo tax ma jàpp ne lu mel noonu bu ko dalee nangu ne dafa juumoon loolu mooy li nga xamee ni si mooy li gën a yemb waaye du sànni ay tuuma ñeneen loolu ma ci sant. waaw loolu de leer na ba tey ñuy fàttali suñu auditeur ak téléspectateur ni yéen a ngi teewlu seen émission sortie di dalal El Hadj Amar Lo nekk maire Sagata Guet jiite parti bi di ARD waaye itam bokk ci ñiy jàppale candidature Cheikh Hadjibou Soumaré ci présidentielle bu 2019 politique ñu dugg ci voilà ñuy ñëw ci sa candidat bi ndax ñor na la lool. ñor na ñëpp waaye nag dañuy jaar fenn ndax ñi nga xam ne ñoo bindoo ni tama moom ñu leen di tëggee ñaari boor fokk ñu jiitu ci ñoom balaa ñoo jàll ci yéen bismillah APR parti présidentiel xanaa ABC gis nga ko tey jii ni mu waxee leer na ni moom bu mu bett kenn mu taxaw présidentiel bu ko APR jàppalee mën na ko def bu ko jàppalewul
ci biir presse bi sax suñuy naataango ci Dakar Times nee nañu dina am ñeneen ñu jàppale keneen ci biir APR te du bokk président Macky Sall ngir mu doon candidat ma jàpp ne kon ABC la Abdoulaye Bathily bokk ci Benno Bokk Yaakaar biral na wóoral ni projet Khalifa Sall dafa politique ndox mii ñu doon waxtaanee léegi li ci am te nguur gi lajj ci du yoon waroon nañoo jéggi leneen lu dul loolu ci wàllu ndox contrat pétrolier yi Bathily nee na ana biñ ko defee leeru lu xew APR ndax ñoom dañoo yëg luñ jëgul baa ñu gis ñun luñ gisagul waaw xam naa ne ñoom danañ ñu leeral buñ jëfee itam ñu gis ndax lu nekk ci kanam raw li bët waaye su lii di xew nii day ba mu dalee président Abdou Diouf mu jëm ay élection kër gi di toj fu nekk am foo waay fu ko jëm waaw fa mu mujj 2000 ñëpp xam nañ ko ma yaakaar ne nag gaañi dañu leen a déy ci suuf ñu xam ne am na mbir mu xew mbër dugg na ci làng gi ñu xam ne xayma bi yëngatu na fi mu ne gaal gaa ngi bëgg a weng xam naa dañuy jéem a seet pexe waaye nag dama jàpp ne ñooñu ci seen bopp ay nit ñu am maturité lañ ñoo xam ne muy ñaar ñi nga tudd xam nañu politique jàng nañu am nañu expérience lépp lu ñuy def lu ñu war a observer la ndax xam na yaakaar gëm naa ne Alioune Badara Cissé du defantu gëm naa ne Abdoulaye Bathily lu muy wax lu jara bàyyi xalaat la ay alertam c'est un expert yàgg na ci politique xeex na ci Sénégal ca ba politique jafee kon lu muy wax tey rek war nañ ko bàyyi xel waaye li ma jàpp moom mooy xayma bi daa yëngatu fi mu ah mais ñooñu taxaw dañu wax waaye en face PS seen candidat Macky Sall la di parti socialiste ci ngàll bi nga xam ne féete woon ak Ousmane Tanor Dieng xaw ma moo ci ëpp xaw ma bu Khalifa ëpp xaw ma bu ñeneen ñaa ëpp ngàll boobu ñoom jàpp nañ ci Macky Sall de waaw ngàll bi da nga yaa ko wax ni moo nga ne ngàll man kajoor dama yëg ne ay xaaj am na lu bon ñaar am na ñaari ngàll dina am ñett nag waaye ngàll bi moom ça veut dire que am na ci ab xaaj boo xam ne jàpp nañ ci Macky Sall mais am na ci xaaj bu nga xam ne seen leader nee na candidat la muy Khalifa Sall waaw Aïssata it ñu ngi ko koy njortal waaw kon kay cela veut dire ñooñu xëy na ngàll Tanor dina yóbbu président Macky Sall premier tour dafa la bëgg a jaar waaw xam na danañ def li ñu man waaye nag sénégalais yi ñooy fal nag te am na ñu déglootul waaw am na ñu déglootul nag am na ñu déglootul sénégalais yi am na ñu ñuy déglu am na ñu leen di rassurer tey am na ñu ñuy déglu seeni wax ak seeni xalaat loolu lu muy tekki ñan lañ déglootul li muy tekki moom président Macky lañ déglootul kon déet dama ne waaw sénégalais yi ñoom ñooy fal le 24 février 2019 yàgg nañoo fal yàgg nañoo dem ci urne yi yàgg nañ leen a wax yàgg nañ leen dikk yàgg nañ leen a nax yaakaar naa ne nag sénégalais yi bu ñu weesoo woon ay nax bu ñu weesoo woon yu bëree bëri fi mu ne moom nax yi ak jaay doole yi fi mu ne moom def naa ne jël nañ seen disposition ngir régler loolu régler boobu ak ña koy régler ka koy régler ma jàpp ne yow moom danga ma naan Cheikh Hadjibou Soumaré lay doon amul benn wéret ndax moom ngay jàppale gis nañ la moom nga àndal et que ba mu dooree ba léegi dugg ci langue politique bi dañ lay gis ci wetam Cheikh Hadjibou Soumaré man mbetteel laa am ci moom ndax 1 mois rek ci ginnaaw man bokkutoon ci samay xalaat ak samay gis-gis mu bokk ci élection présidentielle ñu xëy rek gis mu daggee ca langue dugg samp ndëndëm li ñëpp di ragal bañ ko muy parrainage mu ne moom ñeme na ko d'accord na ci dama ne lan moo tax Cheikh Hadjibou Soumaré jóg ne day nekk président du Sénégal ba ne day dagaan baatu ma wax la waxi wolof ndax man kajoor laa waaw wolof yi dañu ne gàncax gi doon garabu pénc ci digg dëkk bi law bi da ko gis ba di ko gor ma war a jëli foofu lan nga war fee jëlee ne man saalum bi duggub Hadjibou Soumaré ci langue politique gi waaw indi na ci lu ci bees te c'est le candidat qui rassure les Sénégalais amoon nañ jaaxle torop ci ne li fi nekk doyatu leen waaye buñ ko fi jëlee luñ fiy teg bi nga xamee ne Hadjibou Soumaré dugg na ci langue gi
Sénégalais yi dañ ko trouver comme benn ouf de soulagement bu nga xamee ne si dañ ko jëlandoo ak seen fukki loxo téye ko te loolu am nañ ay firnde ndax boo gisee ni ko Sénégalais yi plébiscite juillet bii passé fële ca Grand Théâtre xam naa ne sax Grand Théâtre kenn dootu fa dem ndax bu fa aji bu demee la affaire ba toj léegi décret génn nee nañ kenn dootu fa def politique voilà xam naa loolu peut-être lu bees la ci yow oui léegi dafa am décret bu génn buy tere politique Grand Théâtre kenn dootu fa def politique ak lañ fa def ci rassemblement yëpp at yi ñu génn ak weer yi aji boo fa jaar aji bi yàqal na ñeneen ñi di déet yàqalu leen daa wane boppam rek di mu wane boppam ak ni ko Sénégal yi plébiscité waaw waxuma sax mobilisation ba fa amoon waaye le discours pertinent qu'il a tenu envers des Sénégalais wax ak ñoom ci lépp ci question yi nga xam ne daf leen interpellé wax ak ñoom ci wolof wax ak ñoom ci tubaab ñu déglu ko minutieusement jàpp naa ne boobu ba léegi ñépp yëg nañ ne Sénégal gépp yëg nañ ne mbër dugg na ci géew bi mais mbër moomu noonu lan moo ko war a motiver parce que ñun gisuñu benn parcours bu mu am ci wàllu politique ba xëy rek ne day nekk président muy benn ñaar parrainage bi ñëpp di ragal moom mu ne da koo ñeme. ku ko dee ba muy ñeme parrainage. waaw xam nga moom. ab sénégalais la. bu nga xam ne jëggaaniwul dara bitim réew. fii la jàngee ci Sénégal génne ENAM nekk administrateur njëkk a servir Kaolack. jóge fa dem Sédhiou jóge fa jëm Bambey doog a ñëw na ci administration centrale liggéey fi nekk fi directeur des finances ba xëy doon fi directeur ministre du budget mu di doon premier ministre du Sénégal moo tax ñu bari ñuy wax ne dafa réeru mais réeru Hadjibou Soumaré ñaata at déglu ma Hadjibou Soumaré bi mu jógee ministère nekk premier ministre du budget nekk premier ministre UEMOA la dem da ngaa xàjjale UEMOA ak Sénégal xanaa dootuñu ay panafricanistes ñi koy wax xanaa gëmuñu l'intégration de les économies africaines mais ci moom loolu la liggéey woon moi je ne vois pas aucune différence entre Hadjibou Soumaré muy serviral Sénégal ci UEMOA pour l'intégration des économies ouest africaines ak Hadjibou Soumaré muy liggéey pour économie pour la prospérité de l'économie sénégalaise. bu ñàkk de dañ ko meree atum 2011 ba jafe-jafe yi ñu nekkee fii place de la nation yooyu noonu nekk fi woon. mu nga UEMOA. waaw mais mu nga UEMOA di fa def. la mu war a def jamonoy 23 juin. waaw mais ma nga fa di def la mu war a def xam nga liggéeyal Sénégal kenn ku nekk ci position ba nga nekk fa nga koy liggéeyale. dafa demoon UEMOA. ngir défendre ba nga xam ne si l'intégration des économies africaines di conseiller chef d'État yi nga xam ne dañu bokk ci UEMOA pour que prospérité mën a am ci seen ay économie mais ci moment bi loolu di xew mooy moment bi nga xam ne moom tamit ci position yooyu foofu la toll woon moom tamit di dóor waar comme ni ko Fatou Abdou Ndiaye di waxe waaw kon kenn ku nekk da ngaa am foo doon dóore waar booba mu ngi doon dóor waaram foofu. mu ngi dóor waar foofu. boobu mu ngi dóor waar foofu. nit ñi di wàcc tali bi fii ñu leen di dóor ay lacrymogène di leen di dóor dàq di leen di wis ndox bu tàng moom muy dóor. mais dama lay jox exemple gis nga bi nga xamee ni si événement wu Blaise Compaoré mu ngi am Burkina Faso. boobu mooy président UEMOA bi affaire yi di am Nigéria la ko fekk mais il a juré de ne pas laisser ses agents seuls au Burkina à Ouagadougou. avion spécial la jëm ci biir tiire yee kii dem mu wàcc Ouagadougou pour défendre mais kooku kay jàpp naa ne ab xeexam du xeexu du place de l'Obélisque kese mais kooku nga xam ne mënoon naa toog Abidjan di gérer agent yi mais dana jamais sama agent yi du mu leen bàyyi moo dem ci biir xeex bi dugg biir Ouagadougou dajale ay nitam ba génn ñépp ñu war a génn moom mu daw a génn mais kooku daw waaw yow mi wax UEMOA nag daa mel daf bëgg di produire ay président ndaxte gis nga Soumaïla Cissé ca fa nga xam ne moo di Mali tey jii Cheikh Hadjibou Soumaré xanaa UEMOA moom benn rempart la rek boo xam ne fa ngay jaar rek pour briguer suffrage
ndax yaay boni moom jóge na banque centrale daal di dem fa nga xamante ne moo di beneen organisme yooyu nga xam ne ci wàllu finance la ñuy yëngu xanaa dañuy inspirer nit ba mu war a mën a briguer suffrage. yow xanaa xamuloo yeneen président yu nekkoon UEMOA yoo xam ne présenté wuñu am na. am na kay. am na kon kay ñi nga xam ne si. loolu seen bëgg-bëgg la seen volonté la seen engagement la parce que politique nag moo gën a jafe. ñëw fii laaj président de la république vraiment ba mu tëdd këram di dund ak njabootam moo gënoon a sedd nag mais jóge foofu di conseiller superviser xam li nga xam ne moom la jàng Sénégalais yi jànkonteel nga observer ko jël sa décision ak sa engagement ne man lii pexe yi ma am ak xalaat yi ma am fu ma jaar wax ko Sénégalais yi dégg ko je crois que loolu moo gën a jafe te nag surtout wut signature pour parrainage. waaw signature pour parrainage yow dafa mel ne daf laa indil problème. yéen da ngeen koo ñeme te gars yi dañ koo ragal di. dama ne. Hadjibou Soumaré mu ngi toog di xaar moom ak ñi mu àndal. bis bu waxtu wa jotee dinañ wane lan lañ mën a. ci wàllu yàggatul ndax fin août début septembre lañ koy ubbi. fii ba novembre. yàggatul de seen xaar bi du yàgg de. bismillah fii booba ngeen ñu seet ndax da ngeen dajale parrain yi laaj pour seen candidature. mën a validé wu ci conseil constitutionnel. mais balaa booba UEMOA gis nañu diggante Cheikh Hadjibou Soumaré ak président Macky. ndax président Macky moo def benn négociation digganteeram teem ak Niger. ba Cheikh Hadjibou ñu négocier départ am. candidature am bi est-ce que du faj mer li ko Macky négocier le départ am ca UEMOA. mais Hadjibou ëpp na loolu bu doon nit kuy fayantoo. kon du wax li mu wax fii Grand Théâtre déggoo li mu wax daf ne bu ngi wax ak sénégalais yi tey nii su fi jógee dina sol dàllam wër réew mi rencontré sénégalais yi du saaga kenn du xas kenn du wax kenn lu ñaaw kooku du koy fayantoo te dama jàpp ne ku dem ba war a prétendre pour war a mën a yorum réew war ngaa weesu fayantoo ndax fayantoo du ñu yóbbu fenn. moo remplacé woon Macky primature de. kon moo koy loolu it seen contentieux la ñoom ñaata réglé wuñ ko. biir contentieux bi ñëwaat mooy mu remplacé ko à la présidence de la République du Sénégal. yaa wax loolu la. mën naa ko wax man ngay def. ñu ñëw ci ba tey rek candidature boobu nga xam ne suscité na nag beaucoup de réactions. ñu jël ci benn. allez-y. dooree ko nag ci sama naataango Cheikh Yérim Seck. nee na de Hadjibou nañu wax digganteem ak Alpha Condé. yow da nga may wax waxu mercenaire ndax Alpha Condé moo ko yónni kan mercenaire. yow da nga may wax waxu mercenaire. kuy mercenaire. dama ne le président Hadjibou Soumaré. waaw. la amal affaire. discours bi mu def dafa wax lu leer nañ dafa wax ne dama jël sama responsabilité en toute indépendance te wax nag bi ci gën a wóor référence bi ci wóor a wóor mooy bi nit ki waxal boppam jàngkat yi xam nañ li may wax ma ne daf ne dafa jël responsabilité en toute indépendance ci mu ànd nag ak ay conviction ak ay valeur am mais ki la wax loolu kay ci loolu la sukkandiku ba wax ne day doon candidat le 24 juillet ci côté le ba am 24 ku ne février kii xaritu Alpha Condé benn bakkan la ndax Alpha Condé du moo ko yónni pour xool ñooñal président Macky Sall ne it xarit benn bakkan la ak Alassane Ouattara ba nekk ci Abidjan. mercenaires yi nag yàgg na fi xam nga ki ñuy wax Bob Dinaar Bob Dinaar ou Bob Dinaar le français là bi nga xam ne dafa la jëloon 8 yenn pays africains yi dans les années 80 70 nga xam ne fusil la ma yoon rek ku ko fay rek mu jéem a monter coup de table c'était un mercenaire. kon Cheikh Yérim et il y en a partout nag dama ne il y en a partout nag il y en a partout maa ngi doog a dégg ñooñu nag vraiment taxu ñoo jóg Hadjibou Soumaré te nag du leen tontu ndax amul seen temps Hadjibou Soumaré sénégalais yi lay waxal le peuple sénégalais la am lu mu leen proposé wax ci ak ñoom te sénégalais yi dégg nañ li mu leen ci jot a ñamal te des na nag yu baree. waa pale ba nee nañu candidat moom mooy plan B wu PDS. dama ne. boobu it di beneen réaction. nit ki ci boppam moom moo wax ñu dégg
dañuy nekk ba gis lu dindi loola en toute indépendance moom moo waxal boppam ne man maa jël samay responsabilité. léegi gisee yi ñu ne gisee naa ak président Wade Paris gisee naa ak président Wade Doha nag. waaw déglu ma wax la si xam nga fi mu ne nee nañ xaw ma gisee na ak Alassane ak gisee na ak xaw ma lan IBK ak gisee na ak Aziz ak gisee na ak ku ne. dama jàppoon ne sax nag wax dëgg yàlla déggu say dëkkandoo ba am ak ñoom jàmm mais source de crédibilité la. man kay dama jàppoon ne sax kuy doon candidat élection présidentielle nga am ab xame ci bitim réew. na jëf leen teg ñoom ci loo xam ne luy jëriñ suñu Sénégal la mais source de crédibilité la waaye ko xamul kenn jubóo ak say dëkkandoo ah man de loolu inquiétude la ma gën a jox ci luy dalal sama xel. waaye it bëgguñu président boo xam ne compromis la de maanaam ñeneen ñi ñooñu ko yónni rek. non mu ñëw toogal leen fi. non Hadjibou Soumaré c'est un Sénégalais. bu jàngee Sénégal liggéeyee Sénégal ñu ñëppam dëkk Sénégal ñi ànd ak moom aussi di ay Sénégal de souche nga xam ne si ci ñi ca Kajoor lañ dëkk ñi ca Saalum ñii di Lébu ñi leneen ak leneen ak leneen moi je pense que wax boobu wax bu yàqu la. tontu wa ci plan B bi de danga maa fente de. plan B bi danga koo fente de. dama ne day leer de. dama ne. plan B wu PDS la. wala du plan B wu PDS da ngeen a yab sax PDS. un grand parti. bu toll ne PDS. nit ku mag ku xam politique te yàgg ci ku toll ne président Abdoulaye Wade. taxawal ko 1974. ñu def seeni primaire fal seenu candidat ne diw mii mooy sunu ab candidat ngeen bëgg leen a wutal ay C ak i D. da ngeen leen a yàpp nit ñi dañoo yëpp seen dañoo yëpp PDS. ñun PS ñu tàmmal loolu de wax nga ko un grand parti comme le parti socialiste. jamonoy Senghor Lamine Gueye ñëpp Mamadou Dia bu demee ba jàppale président Macky Sall nekk parti buy soutenir. ah PDS te war na mën a soutenir candidature u Cheikh Hadjibou Soumaré. déglul dafa xew. non déglul du lu xew rek ñëpp jëfe ko. du lu xew rek ñëpp jëfe ko. Hadjibou Soumaré. je reviens à la case de départ. c'est une candidature indépendante. bu mu jëlal boppam en toute responsabilité. ci bu mu ci xalaatee ba mûrir ko observer réew mi ba gis ne moom war na lu mu war a apporter ci li nga xam ne noonu la réew mi di doxe candidature boobu nag bi mu taxawee le 22 passé au Grand Théâtre daf ne tàllal naa sama loxo sénégalais yëpp ñëpp la tàllal loxo pourquoi ngeen bëgg a restreindre ñi muy waxal mu doon ci ñenn Sénégalais yëpp la tàllal loxo. waaye ba mu waxee le 22 daa xëy gisi Khalifa Sall. non kon ki la jox information juum na. ah. Hadjibou Soumaré gisee na ak Khalifa Sall bien. muy dem le 22. et j'en sais quelque chose. bi mu ànd ak avocat bi nag. loolu tamit amut. ki la wax ne daa ànd ak avocat. des journalistes. tu sais que loolu ba mu xewee ci suba ga ba ma dikkee si bureau bi avocat ba la mu njëkk interpellé ne ma waa mais ko wax ne déedéet kii man demu ma woon kii. déedéet xaaral tuuti monsieur El Hadj Amar Lo information bi presque yëpp reprendre. ku la ko wax. ci journaux yi. ak ci toile bi. dama ne la ne Cheikh Hadjibou Soumaré dem na gis Khalifa Sall bi mu defee déclaration ba noppi ànd ak avocat am ñoom ñett doo nga toog di wax. démb lu ñu waxoon ci presse bi ci Sentif. nee nañu Sentif tam da koy lëj mat. maa ngi ñëw du journaliste sa ko waxoon. waaw loolu dañu journaliste la damay ñàkk damay rus. yéen a ko def moom ne damay rus. dama ne. bul xuus du ñoo ko génne woon démb ci observateur ñu xëy Sentif ne li ñuy wax ci observateur dara amu ci. waaw kon kay mën nañu wax leneen mu bañ a am. ñëw ma nag lu ñu wax amul waaye mën nañu wax avocat am bi Hadjibou amul. nga ne. avocat bi gis bi France. Hadjibou daal. waaw dem na seeti Khalifa. nëbbunu ko. ndax ba muy dem. la ko Seneweb balancé. ñëpp di ko gis. kon nëbbul dem gam fa dem. nu mu fa demee kam fa demoon ne nag. day na ci détails yu ñu xam ne si nekkewul niñ ko wax. daan ànd ak avocat yu yëpp daal ay yokku la daal. seetaatal rek xam nga jamono moom. mais Sentif bi nag Sentif moom
boobu tamit xanaa du ñàkk ne waa l'Observateur dañ cee am benn appréhension avant que CENTIF di def communiqué naan loolu musul am. ah waaw lu ci mën di xew daal mooy CENTIF benn institution la. bu ñu xam bu loi bi tegal. bu xam ne jël na ay responsabilités am wax ne. Cheikh Hadjibou Soumaré zéro faute mi ñu doon wax fële ci Grand Théâtre te Sénégalais yi jàpp ne Cheikh Hadjibou Soumaré zéro faute boobu loolu moom moo existé CENTIF confirmé na ko. xam ne na topp ko dara enquête ko ci dara doon nañu lëj ma xanaa dañoo gisul dara kon doon nañu lëj waaw sëgg moom fu dara nekk boo sëggee gisoo dara dafa jaar sëggi ci lañ gaaw te fi nekk loolu daal noo xam li ma xam daal mooy waaye nañ di gëstu kon li ma xam daal mooy CENTIF wax nañ wax ju leer naññ nee nañ topp ñu Hadjibou Soumaré enquête ñu Hadjibou Soumaré kon Hadjibou Soumaré zéro faute ba Kaay Mbaye doon wax dara dindiwu ko Hadjibou Soumaré zéro yow yaa ànd ak Hadjibou Soumaré ngay meeru Sagata ma jàpp ni sa base Sagata get la bu dul yow Hadjibou Soumaré kum àndal ko mbooloo xam nga doole mënoo koo leen a xam ndax lan mënoo xam ñëpp xam nga lu tax Hadjibou Soumaré ñëpp dañoo xam ne nit ku dal la nit ku am discrétion la ku am rigueur la ci li nga xam ne moom lay def moo tax Mumbai meeg tentamar bi nekkuñu ci loolu boo seetee li xaw Grand Théâtre ak ni ñu ko organiser ak mobilisation ba fa ñëw te amul benn tentamar bu ko jiitu moo lay wane ne Hadjibou Soumaré ak ñi mu àndal xam nañ liñ bëgg xam nañ fan lañ jëm te xam nañ nuñ koy defee. xanaa kon dafa am tête yu affiché gul. daa am ñu muy àndal ñu nangoogul. génne seen bopp mais Hadjibou Soumaré li ko soutenir ci Sénégal tey lépp mënu ma la ko wax. des ministres des directeurs. des universitaires. des ex-ministres des chefs de partis politiques. des conseillers et des xam nga nag mënu ma wax suñu lépp. waa déet mais ministre yi moom intéressé na ma lool. boobu la intéressé nag foofu laa ciy yem nag. li ma la bëgg a xamal daal mooy. président Macky yaa ngi dégg. dama ne la le président Hadjibou Soumaré tey. moo yëngal jamono. du ko yëngal ndànk kay. bu demee ba ay ministres yuy toog conseil des ministres yu koy soutenir. landerneau politique bii te tàllal loxo président Macky Sall bu leen di fay li ciy xew lépp. mënuma la ko wax ci télé bi. waaw mais ñamal ma ci tuuti. déedéet li ma la ci bëgg a xamal may ma ci tuuti man ak El Hadj Saliou Gueye may ñu ci tuuti. déglul ma wax la. rusal Walf rek may ñu ci tuuti. waaw déglul ma wax la déglul ma wax la ñun ca Kajoor dañuy wax ne. waaw ñun ñëpp xam foo jëm doo egg. moo tax ñun li ñuy def ci ak dal ci maturité ci pertinence lañ koy doxe soxlawuñ tentamar bi soxlawuñ bruit bu bari bi waaye lu ñuy def dox fa nu jëm xam nañ fu ñuy teg seen tànk ak fan nan lañ koy defee. ci kaw fi ngeen jëm noonu FNR maanaam Front National de Résistance bi nga xam ne kujje politique yëpp daf cee bootu ñuy xeex lu jëm ci processus électoral bi bëgg tamit ñu bañ a jox Aly Ngouille Ndiaye mu organiser élection yeneen ñoom seen xeex boobu yéen da ngeen ci seetaan wala yéen a ngi ci biir. man daal su ma doon conseil président Macky Sall moo koy wax mooy. waaw. en 24 février 2019 na organiser des élections libres et transparentes sénégalais yi lu ñu décidé mu xam ne loolu la ndax leneen lu dul loolu. jafe-jafe rek lay indi jafe-jafe rek lay indi. waaw mais yéen a ngi ci front bi wala bokk leen. dama ne ñun lépp lu nga xam ni si. dafay tax transparence am sénégalais yi mun a dem voter ji librement. ñun ñoo ngi ci loolu dans le cadre de la loi et le respect des règlements de notre pays. ba mën cee porter candidature koo xamante ne mën na am Dakar ville yi ñoo ko xam waaye boo demoon Kolda wala nga dem Fongolimbi wala nga yéeg tuuti Oussouye boo nee Cheikh Hadjibou Soumaré ndax mën nañ laa wax lu bëri. loolu ay wax la rek nit mënut a nekk premier ministre du Sénégal. de 2007 à 2009 te Sénégalais yi xamuñu ko xëy na am na ay jamono mu dem UEMOA di fa liggéeyal Sénégalais yi di fa liggéeyal réew mi ba dellu si waat waaye kooku Sénégalais yi xam la beneen bi moo di ne moom du moom dong daa am ñu mu àndal
te ñooñu mu àndal yow ay rek laa xam si ñi muy àndal Ngoné Ndoye jeex na. waaw parce que xamaatuma keneen si ñu muy àndal koo xamante ne daal kii jàpp naa ne mbooloo nga ci ginnaawam. waaw mais parce que yow ñooñu nga gis ñuy wax ñooñu nga gis ñuy yëngatu waaye ku gis li xew fële le 22 février le 22 juillet nga xam ne du man dong ak Ngoné Ndoye. ñun journaliste Sénégal ñun mbooloo jaaxaluñu ndax entre les deux tours. élection 2012 président Wade dajale woon na 3 millions de personnes ci VDN bi. te teewul président Macky daan na ko kon ñun mbooloo bu mobilisé ñun journaliste Sénégal ñun dañ koo miis. waaw mbooloo boo xam ne si nag bañ koy mobiliser dañuy joxe t-shirt ak 5000 boobu teewul woon moom fële ca Grand Théâtre waaw Grand Théâtre moom ña fa teew gëm candidature Adji Soumaré bëgg candidature Soumaré am yaakaar ci moom xam ne c'est le candidat qui rassure c'est le candidat de la rigueur c'est le candidat de la probité morale moom moo tax ñu def le déplacement te kenn fayu leen. looy tontu ñi nga xam ne dañu ne nag Sénégal duñ ko def nag maison pour les retraités maanaam ñi nga xam ne dañoo liggéey ba pare ba jël seen retraite ne nag Sénégal nag nañ ko def occupation sama benn xaritu xeltukat bu am maanaa laa ci doon waxtaanal muy candidature Cheikh Hadjibou Soumaré du daa liggéey ba retraité ñëw ci Sénégal ancien premier ministre Abdoul Mbaye daa liggéey ba retraité bëgg a yor Sénégal waa léegi nag Sénégal ndax war na mën a nekk nag passe-temps wu ñi nga xam ne dañoo liggéey ba retraité. maanaam ku retraité kon nañ la génne Sénégal. déet duñ la génne. ah déet dañoo bokkatu ci réew mi. ah kay. déet wax ma. déet bu ma booleeg sama maam yeeg sama tata meme yeeg non nañu wax rek. bu fekkente ne dañ may door ay coquette yi ma door ay wantaay. damaa xam ne bu nu génnee ñooñu ba léegi ñu ne ñi nga xam ne dañoo doon ndaw ba kii ñu génne leen génne bokkatuñ ci. ah bu boobaa mbir mi jaxasoo di gis nga ab sénégalais c'est un sénégalais un citoyen sénégalais c'est un citoyen sénégalais autant que texte yi nga xam ne moom la loi bi wax ne ku bëgg a doon candidat ci élection présidentielle nii lay mel ak lii lay tant que ab sénégalais ñu ngi koy respecter c'est un citoyen sénégalais il faut le respecter qu'il soit un homme de 40 ans ou 45 ans ou un homme de 74 ans. waaw mais bu ma la tegalee ci balance bi France Macron ba muy ñëw 40 ans matul fële nga xamante ne moo di Burkina Faso ñëpp xam nañ ne Thomas Sankara ba mu yoree mbir mi di révolutionner boobu noonu il était jeune Julius Nyerere ba mu koy def tamit ca Ghana il était jeune pourquoi ñu nit du ñu ñam benn jeune boo xamante ne moins de 40 ans la yor. ñu seet lu muy def ak réew mi. da ngeen a fal un président bu nga xam ne si il est né après les indépendances wala boobu daa doyatul. non boobu passé na boobu 40 ans moom mu ngi ca ay. 45 ans jëm kaw kon. jeune bi ma lay wax mooy moins de 40 ans. un jeune de moins de 40 ans waaw révolutionnaire yi comme Macron. waaw sénégalais yi dégg nañ la xam nga si la ñu ne sénégalais ñoom ñooy tànn. waaw. mbir nag man bëgg naa ci expérience bëgg naa ci expertise. bëgg naa ci ab xam-xam bëgg naa ci ay relation ci ki yor sama réew. kooku moo xam naa da nga maanaam sama candidat. waaw candidat rek nga bëgg a. mais sénégalais ma lay wax benn jeune mais yow sa candidat bi daal ci nga ma bëgg a orienté. waaw xam nga moom moo xew. candidat bi moom moo xew. lii ngël seen tif kay yaa ko doon wax léegi. lii ngël les mercenaires kay yaa koy wax léegi. lii ngël ñeneen ñi kay yaa koy wax léegi. ok moom moo xew kon nañ ci wax. moom kañ lay wax ba ñu xam nag ku wax fee. déet moom jot naa wax de. déet lu 22 noonu doyul. day ñëw nag toog comme fu mel ni Walfadjri nga xam ne fépp lépp fa lay leeree. mu ñëw nag ñu jàkkaarloog moom ñu mën a xam nag biiram ak biteem feese ko nag comme daa bëgg a yor réew mi. waaw dina wax. waaye nag kañ lay wax fu muy waxee ak nu muy waxee moom moo koy tànn moom moo koy tànn. su waxtu bi jotee. danañ ko def. loolu leer na. dëgg la maa ngi lay jaajëfal ma bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf maa ngi lay sant bu baax a baax soxna Ndeye Fatou. di rafetlu bu baax a baax suñu jataay bi. di sant bu baax a baax Walfadjri ak ki nga xam ne moom mooy kilifa gi ko moom mooy suñu mag suñu xarit ki nga xam ne participé na ci suñu formation
muy suñu frère Sidi Abdou Lamine Niass. di la yóbbante nuyoo aussi suñu frère suñu xarit Oustaz Assane Diouf. Oustaz Assane Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax El Hadj Amar Lo may fàttali ne yow yaa jiite parti bi di ARD waaye itam di maire Sagata Gueye bokk it ci di jàppale Cheikh Hadjibou Soumaré doonoon suñu gan ci émission Soxti ñu lay jaajëfal. merci beaucoup di jaajëfal bu baax auditeur ak téléspectateur yi ñu doon teewlu gërëm nag sama xalifa El Hadj Salif Bey ajo lépp ci wàllu production bi du ñu fàtte Seydou Yadd moom it mu ngi ci production bi ak réalisation bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax di gërëm Pape Maguette Gueye ci portrait bi ak présentation bi Oustaz Assane Diouf ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci coordination bi Ndumbe maa ngi koy jaajëfal Ndumbe ñaa borom salon de coiffure Fatou Thiaw lay nekk ca Nord Foire ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ci coiffure beeg esthétique bi du ñu fàtte nag waa kër Serigne Fall lu nekk ca Grand Mbao ci habillement bi ñoo ma habillé maa ngi leen di jaajëfal bu baax di gërëm Mouhamed Sow mi nga xam ne moo fa nekk di gërëm nag ñi doon teewlu seen émission Soxti jaajëfal leen bu baax jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission Soxti incha allah.